وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله مخاطبا حبيبه سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك والصلاة والسلام على أفضل المخلوقين وأكرم الصادقين واللاحقين الذي قال
ma min qawmin ijtamacuu yadkuruuna allaha laa yuriduuna bidalik illa wajha illa naadaahum munaadin min alsamaai an qumuu maxfuuran lakum faqad buddila sayi'aatikum xasanaat laa shakka anna rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam yuriduuna an natadakkara nicma allahi wa an natadaarasa fi umuuri diinina wa an natacallam wa natacammal wa nufakkira wa natadabbar wa an takuna majalisuna majalisa cibaadatin wa ducaain wa dikr wa bihaza qaala al-aarif as-samdaani mawlaana cheikh alxaaj Malik alayhi rida allahi taala almaliki malaa'iku llahi laa zidtum min alkurama xaffat bi jamcikum tuuba liman xadaru wallahu yasalu ma matlabukum fa iza ma jaawabuuhu tanaalu kulla ma dakaru qaalu fulaanun bi xawli ljamci mustamican fa qaala kulluhum bilfadli qad gufiru wa fi saxiixi albuxaari ma dakartu lakum ya munkiruuna fa man yunkiru lahu alxataru wa radiya allahu an asxaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam أيها الإخوة الكرام نحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi fa tabarakallahu ñu nuyu leen ziyaar leen ndokkeel leen ci weer wu tëdd bi ñu ne muy chehru ramadan al mubarak di ñaan suñu borom subhanahu wa taala yal nañu yàlla may dégg ak topp dugg nañ ci bismillahi arrahmani arrahim yàlla nañ ko àggali ci alhamdulilah rabbil alamin luñ ci jaamu yàlla mu néew mu bari yàlla na ko yàlla nangu di nuyu al lajna thaqafiya la commission scientifique bu daayiratul mustarshidina wal mustarshidat te suñu buntu tey ci ñoom di Cheikh Ahmed Tidiane Sarr al alimul allaama xafidahu llah wa ayyadahu wa nasara nuyu al murshidul am suñu sëriñ suñu kilifa suñu référence Cheikh Seydi Mouhamadin al Moustapha Sy ibn Cheikh Ahmed Tidiane Sy ibn Seydi Abi Bakarin Sy ataala allahu baqaahu wa ayyadahu wa nasara nuyu mbokk yi ñuy seetaan ci àdduna bi yëpp jaare ko ci waa Mourchid ñu ñëw ci suñu fa tabarakallahu thème bi gannaaw ba ñu nuyoo borom xam-xam yi fi jaar yëpp ci semaine bi thème bi nga xam ni moom la lajna bi sàkkuwoon ci ñun te mi ngi jëm ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk benn namasija qiyaadiya fi siira an nabawiya te mooy li nga xam ni moom la ñuy tuddee le leadership du prophète paix et salut sur lui Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baxsi bi nag incha allah dinañ ko def ci ay maxaawir maanaam ci ay axe yoo xam ne incha allah dinañ ko tënk ci juróomi axe d'abord ñu def taarif ñu xam baatu maana lan mooy leadership alqiyaadiya wa siira an nabawiya ñoom ñaan ñëpp luxatan ak istilaahan bi ci topp dinañ ñëw ci shaxsiya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ci personnalité yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni mu nekkee woon ar rajulu sadiq nekk bi mu nekkoon tam rajulu istishaari maanaam nit koo xam ni dafay def consensus nekkoon nit koo xam ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan diisoo di def concertation fa tabarakallahu loolu tam dinañ ko andi ci xeetu leadership bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam beneen bi tam ruuxul uxuwa bi nga xam ni moom la defoon baynal muslimin ak sax ñi nga xam ni duñu ay jullit naka la yonent bi sampe woon benn fraternité ba cohésion sociale am entre les musulmans ak les non musulmans ba mu jugee màkkatal mukarrama ñëw madinatul munawwara loolu tam dafay dugg ci leadership bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ci des tam dinañ wax xikmaam c'est-à-dire intelligence bi yonent bi amoon ci bu daan jël ay décision nam koy tegee ci bil xikmati wal mawizati al xasana incha allah dinañ jeexal incha allahu taala ci yenn témoignage yi nga xam ni ay penseurs occidentaux nga xam ni du ñu ay jullit sax ñoo ko seede ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam par rapport ak dundam ak leadership am moom yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu fekkee dañu ñëw ci baat bi comme dañu ne ci maanaam ci jaamia la ñu ne ci université dinañ définir parce que dañu wax ni un mot n'a de sens que dans le contexte où il est utilisé boo jëlee baatu leadership dafa am maanaa lughatan ak istilaahan maanaam boo jëlee baatu leadership ça vient de l'anglais leader c'est-à-dire y a le mot leader ak ship nga xam ni moom mooy suffixe bi le mot leader la muy tekki mooy c'est-à-dire un meneur et non un chef désigné par ses pairs donc
da ngay jàng foofu ni ku ñuy tuddee leader la am nga légitimité boo xam ni nekkul yaa imposer nit ñi tey ni que ni yow yaa leen war a jiite waaye ñoom ñoo la tànn doy loolu ni yow yaa leen di jiite. moo tax suñu maam ju tedd ja Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum daan wax ni maanaam ku yen loo attenul wala lu dul sa cër mu ni ceetaan gi muy njëkk a metti. donc leader dëgg mooy koo xam ni lañ la jox nit ñi ñoo xool xam ni yaa leen tane yaa leen gën ci yu baree bari yaa leen raw ci yu baree bari ci aspect dinañ ci ñëw ñu jël la jiital la. bu fekkee da nga jël le suffixe ship, ça peut être défini comme étant la capacité d'un individu à influencer, de un, à motiver, deux, à rendre les autres capables de contribuer à l'efficacité et au succès des organisations dont ils sont membres. Donc, mooy ki nga xam ni am na capacité donc mën na maanaam influencer, c'est-à-dire ki nga xam ni mën na influencer mooy koo xam ni am na lu mu rawee nit ñi ci cadre moo xam xam-xam moo xam sur le plan économique mooy xam sur le plan scientifique moo xam ci fànn yu baree bari am na loo xam ni mën na ko influencer nit ñi. su boobaa nag kon en ce moment ki ñuy tuddee le leader dafa am lu muy rawee ña nga xam ni ñoom ñoo topp ci ginnaawam. moo tax maam Cheikh El Hadj Malick radiyallahu taala anhu ba mu ñuy tuddal baatu c'est-à-dire un vrai leadership nee na mooy koo xam ni am na tettal ak critères yu ne ci yow yoo xam ni dina wér nit ñi mën la topp, mais topp boo xam ni sax ña lay topp daanaka ñoom ñoo la tane su boobaa nee na doo mën a def benn influence ci ñoom. donc un leader, un vrai leader dafa war am influence ci ña nga xam ni ñoom ñoo ko topp. moo tax Cheikh El Hadj Malick wax na ko ala kulli matbu'in dilalatu taabi'in lima huwa ajda la li jalbi ataahi, gis nga wa taalimhum fardun walaw bi ijaratin wa illa alayka al isma yawma liqaa'i ala kulli matbu'in dilalatu taabi'in, parce que ñaar moo am taabi' ak matbu' yàlla sax dina ko tudd ci biir alquran istabarra alladina tubi'u min alladina taba'u wa ra'aw al adaba wa taqatta'at bihim al asbab. donc ka ngay leader dëgg mooy ki nga xam ni am na influence ay tettal yu ne ci moom yoo xam ni dina tax ñu mën la topp, mën na doon wilaya, mën na doon xam-xam, mën na doon lu mu mën ci doon. et à rendre les autres aussi capables à contribuer à l'efficacité, c'est-à-dire su boobaa nag nga mën a jël la nga ne ci yow influence boobu nga mën leen transmettre la nga leen war a transmettre ñi topp ci yow pour nga mën leen yóbbu fi nga leen mën a yóbbu fa tabarakallahu. donc c'est lui qui désigne les orientations, les comportements, etc. fa tabarakallahu. donc leader dafa war a doon d'abord un miroir. moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu ñuy ñëw ci wax ci wàllu leadership am dina feeñ ci biir waxtaanam. d'abord c'était maanaam modèle la woon moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci facette yëpp, ndax ki ko préparé mooy le créateur muy Allahu subhanahu wa taala. boo demee tam ci livre bu ñuy wax la théorie du monde nga xam ni ay chercheurs ñu mel ni Boltanski, ñu mel ni Terremote, ñoom ñëpp fa tabarakallahu ñoom ba ñuy définir leadership dañ ni le leadership peut aussi s'appréhender comme étant la capacité à créer un monde auquel les autres veulent appartenir, c'est-à-dire rêve mi ngi ci, c'est-à-dire nga jëlee nit ci yoo xam ni dañ ci nekkoon nga maanaam nga jëlee leen ci xaal yóbbu leen ci xaal, maanaam foo xam ni genre rêve lay doon. waaye ñun bu fekkoon maanaam dund bii ñuy dund yàlla subhanahu wa taala may nañu ñu jug fi dem ca leneen. loolu nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam réussir na ko ci wàllu mission mi. dinaa la ci jox ñaar misaalu Bilal ibnu Rabah nga xam ni dafa nekkoon tabarakallahu maanaam nit ku ñuul nekkoon jaam. waaye gis nga ba mu duggee ci l'islam ba mujj doon Bilal nga xam ni tey képp kuy nodd dinañ la tuddee Bilal. la ko mayoon loolu mooy lan? l'islam moo ko defaraat ba ñi nga xam ni xamoon nañ Bilal avant ak Bilal après gis nañ ni am na benn changement positif bu nekk ci moom. donc loolu c'est-à-dire maanaam un vrai leader moo mën loolu ca na muy ña muy àndal. nga jël misaalu Omar bun Khattab radiyallahu taala anhu. Seydina Omar avant l'islam ak Seydina Omar après l'islam bokkul. ki façonné loolu ci moom mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. am na bis moom Seydina Omar mu ni ñun suñu xeet bu njëkk dañ daan jaamu xërëm, mu ni xeet bu nekk nag xeetu yàlla bi nga am, mu ni ñun suñu yàllay biscuit la woon, yàllay bonbon. nee na may tukki maanaam yóbbaale yàlla bi, yàlla natuma ma xiif, ba ma xiifee ma lekk yàlla bi.
mu ni boobu su ma amoon xel tuuti dinaa xam ni kii amul dara lu ma mën a jëriñ waaye nee na ba ma tuubee man Omar bi daan jaamu yàllay biscuit wala yàllay bonbon mu ni dem naa ba waxuma dara sax mais wër naa kaaba gi di tawaaf ci jamonoy aj ñëw ba ci xajarul aswad nga xam ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku ko laal nga jëmmi yàlla mu ni waaye sama xel ma ni waaw ñun yàllaa ñu terewul ñu jaamu xeer mu ñëw di ñu raayloo xeer mu ni lii sama logique sama mantiq mayuma ma mën a comprendre yi après mu réfléchir ni waaye nag bu amoon danger yonent bi du ko def mu tiim xeer bi moom Omar bun Xattaab ni xeer bi innaka xajarun la tadurru wala tanfau walaw laa raaytu rasulullah yuqabbiluka maa qabbaltuka xeer dong nga wallahi doo lor doo jëriñ su ma gisu woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fóon la du ma la fóon donc xoolal Omar bi daan jaamu yàllay bonbon dem na ba mu tuubee bañ na shirk ba xajarul aswad la muy fort ci l'islam mu tiim ko di wax ak moom donc loolu leadership bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam tant d'autres ci ay nit ñoo xam ni daf leen defar ba seen démb ñu roowul ak seen tey fa tabarakallahu donc bu fekkee dañuy terminer ci wàllu fa tabarakallahu définition bi mën nañu wax ni le leadership est alors la capacité de diagnostiquer benn et comprendre le monde c'est-à-dire ki nga xam ni moom mooy leader il faut que mu xam contexte bi mu nekk lan la xam li xew la ñuy wax afdalul ilm ilmul xaal xam li xew dal na maam Cheikh El Hadji Malick radiyallahu taala anhu mag ñi dañu ñëw ci moom ni ko yaa doon Cheikh El Hadji Omar al Fouti te moom da daan def jihad léegi yow it ñu nit dañu bëgg nga def jihad mais comme El Hadji Malick xam na wolof xam na tam ñëm ko sékkal ñan la mun leen baax na comme waxtu geewee la nañu julli ba suba bu ñu jullee fajar ngeen ñëw insha allahu taala dinaa leen wax lan moo ci sama xalaat ba ñu xëyee muy taw bu metti maam El Hadji Malick xuus ñëw ci jàkk ji moom kenn gisul kenn mu julli lal malaanu wadifa dellu këram ba tisbaar jot naaj bi génn mu ñëwaat di julli tisbaar gis jàkk ji fees dell Cheikh El Hadji Malick ni gaañ ñi waaw dafa mel ni gisuma leen tey ci fajar bi ñu ni ko waaw si taw mi de moo ñu téewoon mu ni waaw koo xam ni bali ndox moo la tere génn sa kër balu fetal dëgg bu ñëwoon kon naka ngeen di def kon kooku xoolal rek ña muy jiite leadership ba may na ko mu mën a comprendre contexte yi ñëm doon dundal ñan la ba mu mën leen orienté bañ di topp seen awaatif maanaam seen sentiment waaye xam li xew lu ci am solo la kon loolu bokk na ci la nga xam ni mën nañ ko définir ci wàllu leader bi ci des tam c'est-à-dire un vrai leader dafa war a concevoir et incarner le monde voulu et enfin construire les passerelles pour que les autres acteurs rejoignent ce monde voulu nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga lam daan woote dafa ni qul hazihi sabili ad'u ila allahi waaye ala basiratin mooy lan ci xam li xew fa tabarakallahu moo tax Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum daan wax ni ki nga xam ni dafay wax dara dafay bëgg appréhender benn mbir moo xam ni moom mi koy wax génnul 3e siècle ña muy waxal génnuñu ñoom it fa tabarakallah 3e siècle dafay andi faay donc contextualiser mbir yi lu ama solo la ci wàllu leader fa tabarakallahu bi ci des nag mooy tabarakallah comportement yi léegi nag loolu fa la ñuy duggee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba ñu xoolee yi nga xam ni mooy facette yi nga xam ni un vrai leader moom la war a am ñu xool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu shaxsiyaam ndax rempliroon na critères yi nga xam ni pour ñu mën ko tuddee un vrai leader ba mën fi teg benn système boo xam ni ba àdduna di tukki système boobu di deñ ahankeñ yonent bi réussir na loolu sallallahu alayhi wa sallam ndax bi njëkk d'abord yàllaa ko tànn mu gën ci lu yàlla bind moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc yaram ak suñu yar bokkul addabani rabbi fa ahsana ta'dibi yàlla moo ko yar yàlla rafetal yaram donc yàllaa ko tànn moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ni qul innama ana basharun mislukum waaye sama uuteeg yéen mooy yuuxa ilayya yàlla dafay déeyoo ak man sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax yàlla subhanahu wa taala moom moo ko préparé lu tax mu réussir nekk un vrai leader parce que ki ko jiit moom dafa am ndigaluk suñu borom subhanahu wa taala yàlla tànn ko mu gën ci ñëpp laqad kaana lakum fi rasulillahi
uswatun xasana wala iswa ci beneen riwaaya liman kaana yarju llaha wa yawma al axira wa dakara allaha kathiran wa lamma raa almuminuuna al ahzaba qaalu hada ma waadana allahu wa rasuluhu wa sadaqa allahu wa rasuluhu wa ma zaadahum illa imanan wa tasliman min almuminina rijalun sadaqu ma aahadu llaha alayhim fa minhum man xada nahba wa minhum man yantazir waaye li ci am solo mooy wa ma baddalu tabdila nga xam ne jooju soppi ak mission bi ko yàlla jox moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yokku ci wàññiwu ci sallallahu alayhi wa sallam loolu waral Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum yal na yàlla yokku leeram taas ñu ci barkeem dafa tënk leadership bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci fukki mbir ak benn mu ni yonent bi dañ ko joxoon pouvoir te nekkul dictateur mu nekk lu am solo jox la pouvoir nga yor maanaam nga yor doole yor kattan waaye nga gëm ni lii ñu la jox doole biñ la jox ak kattan bi nekkul arme boo xam ni da nga ko war a utiliser yow wan ni yaa gën nit ñi di leen xeex loolu waruta am parce que maanaam pouvoir wala nguur nekkul ci loxol kenn ku dul ci loxol yàlla subhanahu wa taala qul illahumma malika al mulki tu'ti al mulka man tasha muy machi am wa tanzi'u al mulka mimman tasha moo tax foofu yàlla dafa tudd ni bari na ci leader yi nga xam ni dañu am échec ñëpp mooy ñi nga xam ni dem nañ ba xam nga am na benn philosophe da doon wax ni fa tabarakallahu pouvoir dafa mel ni drogue voilà c'est-à-dire am na ci ñoo xam ni dañuy dem ba maanaam pouvoir bi ñu am dañuy dem ba dafay doon géej ñu lab ci mooy lu tax dañ koy utiliser comme étant doon arme boo xam ni may buur di bummi fekk lu ñu la dénk la rek c'est-à-dire nit ñi nga jiite yow ñoom ñoo dajaloo jël seen kàttan jox la loolu waral al muluk aswatullahi fi l ard maanaam ña nga xam ne ñooy ay buur doon ay leader doon ay njiit jiite ay réew wala ay instance borom bi subhanahu wa taala nee na yéenay baatu yàlla ci kaw suuf moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxoon nañ ko pouvoir mais doonul woon dictateur moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam looloo waral moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak la muy am kattan di am doole yépp Màkka la juddoo waaye foofu la doon woote ñu génne ko moom yonent bi mu dem Madinatul Munawwara ba mu fa demee am fa doole am fa kattan ñibbi si waat Màkka ñëpp ñi nga xam ne ay noonam leen daf leen jéggal moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc yàlla joxoon na ko pouvoir mais nekkul woon dictateur moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñamu àndaloon daf leen defoon ay nawle defu leen woon ay jaam moo tax mu daan wax ni ñii samay àndandoo lañ waxul samay jaam lañ waxul samay taalibe lañ asxaab yi ñu leen di wooye asxaabu rasul sallallahu alayhi wa sallam dem na sax ba ni asxaab yi kan nujumi bi ayyihum iqtadaytum ihtadaytum dañu mel ni ay biddéew képp ku ngeen roy ci ñoom dafa mel ni man yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga roy donc nit balaa ngay mën a doon leader dëgg ñi ngay àndal doo leen def ay jaam yaa fi buur di bummi non non da nga leen di def ay nawle di diisoo ak ñoom kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu ñu ngi woon ci moom ñu joxoon ko diine te nekkul woon labbe loolu la si Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum waxoon xoolal grade yi ko yàlla subhanahu wa taala may tudd ko ci jawharatul kamal yonent mooy aynul rahmati rabbaniya mooy yaqutati l mutahaqiqati l xaaitati bi markadi l fuhumi wal maani nuuril akwaani l mutakawinati waaye xoolal aadami yi saaxibil xaqi rabbaani grade yi ko yàlla jox yëpp moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni tolloowul ak ñun mais wàcc na ak ñun ba tolloog ñun ba di jël soxna di ami doom fa tabarakallah di am soxla di xiif léeg-léeg mu xëy ñàkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan na toog weer ñaari weer cin du tàkk këram te moo gën ñëpp leadership boobu nekkoon ci moom mooy lan mu wàcc ba tolloog nit ñi niveau may na ko mu réussir mission moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci El Hadj Malick wax na ko yamurru shahrun aw shahraani min zamanin walam tara al aynu fi l abyaati min hadami daan na toog weer ñaari weer cin du tàkk kër yonent yàlla Muhammad ci koo xam ni Busayri wax na ca burdu ba wa raawadatuhu l jibaalu ashummu min dahabin an nafsihi fa araha ayyama chamami da daan dox montagne yi garab yi naan ko wax ñu léegi ñu nekk or nga jaay ñu kon nekkul woon ku ñàkk moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye da doon woon xeetam ni sigam man
la yàlla bind ma gën ci lépp sëgam man maay xiif di mar kon ku ci yàlla teg naqar wala sax pas naqar nattu fa tabarakallahu nanga ko nangu ndax yàlla ki mu bëgg lay nattu loolu bokk na ci li yonent bi réussir ci leadership am moom sallallahu alayhi wa sallam. beneen bi ci des mooy ñu joxoon ko koom maanaam koomuk àdduna te tëxatul moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy lan am bi nga xam ni amoon na ko moom yonent si misaal bu ñu demaan xare la ñuy am ci wàllu butin de guerre yooyu yëpp alquran moo ko séddale ci xumus ba ni lii na dem ci yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii dafay dem ci baytil maal mooy lan da ngay gis tey suñuy état dañuy voté budget boo xam ni dañ naan ministère sangam am na budget sangam ministère sangam am na budget sangam ministère sangam am na budget sangam budget bi ñu la jox muy alalu mbooloo boo ko jotee waroo ci tëxët maanaam xamal ni luñ la dénk la moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu ñëwee samp état islamique madinatul munawwara la bu njëkk a xeex mooy kay laa yakuna duulatan bayna al aghniya mooy lan alal bi nga xam ni pénc bee ko moom du am ay nit rek ñoo xam ne ñoo koy paacoo naan ñun ñoom moom lii kat dañ ñu ko voteel fa tabarakallahu yow yaay buur di bummi ak di def lu la neex ci sa alal loolu daganul boobu conscience képp kuy leader war nga ko mën a am dama leen di jox misaal Seydina Omar amirul muminin ndax modèle la ci wàllu leadership moom Seydina Omar te taalibe yonent bi alayhi salaatu wasalaam la doomam mi ngi tuddoon Abdullahi ibnu Omar kutubu siira yi dañuy wax ni moom bokk na ci ñuy roy yonent bi sunna 100% ci waxin yonent bi bu daan dox ci mbedd romb fenn même bu fa bantam waddoon moom bu doxee ba àgg foofu day wadd lu bant bi buñ ne ko yonent bi mës na romb fii jàpp na fi julli ñaar rak bu doxee ba foofu daf fay jàpp julli ñaar rak maanaam daal buñ dee ni am na ku roy yonent bi sunna 100% doomu Seydina Omar boobu la muy Abdullahi ibnu Omar baayam ba mu génnee àdduna dafa def benn listixaar di xool baayam naka la nekkee àllaaxira nee na mu tëdd ci guddi gi nee na ñu 11 ans après maanaam listixaar na di listixaar fukki at ak benn munul gis papaam Seydina Omar amirul muminin nee na ba ci 11e année bi mu tëdd ñu wan ko papaam nee na Seydina Omar mi ngi yor benn sarbet bu weex mi ngi ñaq tooy xepp nee na mi ngi fomp ñaq bi di dox di waaxu nee na ci gént bi mi ni ko papa fukki at ak benn ngi nii maa ngi lay wër xool ci lan nga nekkee àllaaxira waa naka foofu naka barzaq mi ni ko doom yàlla ku baax la waaye itam yàlla ku sévère la mi ni ko lu xew mi ni ko xam nga man maa nekkoon amirul muminin maanaam genre rang wu président de la république gardien de la constitution maa doon buur di bummi maa nekkoon buuru dëkk bi mi ni ko waaw mu ni ko nag sama pouvoir boobu dafa am benn acte rek bu ma ci yàlla doon atte 11 ans xaw tuuti mu lakk ma mi ni ko lan la mi ni ko ci sama budget dama ni woon dinaa defar benn pont bu nekkoon diggante Médine ak ci dex bi léegi nag ndeke am na benn tef mooy su maanaam ci misaal bu doon xar mbotek bëy tef la ñuy wax fa tabarakallah mu ni am benn tef bu doon jéggi benn pont ndeke pont bi am na bant bu ci damm tànk bi surux tànku tef bi surux ci damm léegi nag borom bi subhanahu wa taala xoolal kooku du nit amul responsabilité mala borom bi subhanahu wa taala ni ko waaw mais comme yow yaa yoroon budget dëkk bi yaa nekkoon président de la république ca ba ngay def campagne yow yaa waxoon ni kat pare naa pour dinaa taxaw ci yéen ba lépp lu ngeen bëgg dinaa ko def du ngeen manqué ndox di ngeen am sécurité borom bi subhanahu wa taala ni ma comme bëy boobu ci sa responsabilité la nekkoon lu tax nga seetaan ba benn bant yàqu ci pont ba tànku tef boobu damm mu ni 11 ans loolu la ma yàlla doon réglé xaw tuut mu lakk ma waaw ki am pouvoir yor pouvoir fa tabarakallahu am ñoo xam ne ñi ngi ci ay dëkk sori amuñu ndox amuñu lu ñu naan te yow la ñu voteel te yow yaa leen jox sa kaddu en tant que leader ni insha allahu taala du ngeen manqué ndox am na ci ñoo xam ne bu ñuy wasin ci ay saret lañ leen di teg macha allahu mën nañ sax faatu ci diggante bi sens de responsabilité boobu nekkoon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ci njabootam loolu la ñu bëgg képp kuy leader fa tabarakallahu mu nekk ci yow moo waral si Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla joxoon na ko koom waaye tëxatul
beneen bi ci des mooy yàlla subhanahu wa taala daf ko nattoo woon mu ñàkk moom yonent bi waaye musul nekk baadoo la ñàkkoon na waaye ñànkiwul woon te boobu alal jëkku woon na ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax baytul maal mi ngi woon ci loxom waaye moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam musu ko utiliser parce que buggul lekk ak jàmbur fa tabarakallahu moo tax yonent yàlla Suleymaan njiit la woon nekkoon buur nekkoon kilifa fa tabarakallahu am ñaan bu mu ñaanoon moo tax ñaan bi ba mu koy tàmbali dafa njëkk a jéggalu yàlla rabbi ighfir li wa hab li mulkan laa yanbaghi li ahadin min baadi innaka antal wahhab yàlla nag ma may nguur boo dul mayati nit ci kaw suuf waaye ëllëg yawmal qiyaamati wax nañ ñi dinañ àtt nit ñi ñeent fukki fan yonent yàlla Suleymaan di doog a dugg aljanna lu tax alal ba mu amee woon na mu bari woon te benn dërëm boo mënti lekk ci kaw suuf yàlla dina la laaj 70 fois foo ko jëlee ak foo ko dugal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la muy nekk leader yëpp yàqulu woon dara ci digganteem ak njabootam ñamu bokkal deret moo tax yàlla subhanahu wa taala juróom-benneeli jikko bi nekkoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax mu réussir leadership am mooy dañ ko xamloo mbokk te sonnalul kenn moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko juróom-ñaareel moom yonent bi yàlla daf ko joxoon cofeelam waaye beewul cofeel bi mu amoon ci yàlla yëpp mënoon na dëgg ci boobu cofeel ba lu ko neex mu def xoolal loolu misaal bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ko suñu borom ni ko jéggal naa la sa bàkkaar yi njëkk ak yi mujj ci inna fatahnaa laka fathan mubiina jéggal naa la sa bàkkaar yi njëkk ak yi mujj toppeetuma la dara maasuum nga setal naa la ci lépp sayyidatuna Aïcha nee na guddi ga ko yàlla waxee loolu bu doon man fa tabarakallah ma beew du ma julleeti du ma jamati kii fa tab jàkk dama naan baax na parce que yàllaa ma wax te yàlla moom la mu diggee loolay am mais guddi googu yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa fanaanee naafile ba tànk yi neew wi sayyidatuna Aïcha ni ko waaw xanaa du yow la yàlla wax ni jéggal na la sa bàkkaar yi njëkk ak yi mujj toppeetu la dara mu ni ko lan laa defal yàlla ba yàlla defal ma boobu faveur afala akunu abdan shakura kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko joxoon cofeelam waaye musul beew moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam looloo waral moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu làmboo jikkoy jéggale jikkoy baale bañ di topp ay noonam ca lañ ko daan def moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu nekkee màkk ñu sonal ko mu ni naa dem Taïf ndax ku am kër ndey am nga kër baay mu dem kër ndeyam fekk fa ay nijaayam ak i bàjjanam ñu boole ko ak ay nit ñu dese Cheikh El Hadji Malick mi ngi leen tuddee as-sufaha laaqa min as-sufaha maa laa afuuhu bihi wa saaqa admaw wa saala dammu min qadami nga xam ni ñi ngi ko doon sànni ay xeer rek lu nekk ñu teg ko moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu fa àggee moom yonent bi yàlla subhanahu wa taala may na ko kattan pour mu ñaan ngir yàlla mën a wàcce mbugal ci ñoom waaye gis nga attitude bi mu am allahumma ixfir li qawmi innahum laa yaalamun yàlla jéggal ne ndax xamuñu ma buñ ma gëmul seeni doom gëm ma suñ ma gëmul seen sët gëm ma buñ ma gëmul seeni sëti sët dinañ ma gëm moom sallallahu alayhi wa sallam fa la rawee kudul moom mooy jéggale ak la muy nekk njiit yëpp moo tax mu am réussite ci mission moom sallallahu alayhi wa sallam ñu jox ko xel moom yonent bi xel bu ñaw waaye doye diwul xam nga dañuy wax ni science sans conscience n'est que ruine de l'âme ci misaal Albert Einstein mi nga xam ni moom moo créé bombe atomique mën nga ci am ñaari jàngin mooy kii am na xel trop ba lenn lu ndaw loo xam ne boo ko doon sànni ci àdduna bi tey comme lu mel ni Covid 19 mu faagaagal ñëpp ci benn seconde kon xel ba màcc loolu kooku am na xel waaye nag xel bi est-ce que ànd na conscience xam ni lii kat même bu fekkee mën nga ko génne ñu wane ne science dox na science dañu bëgg muy dox ci anam boo xam ne dina jëriñ ñi nga xam ne moom mooy humanité bi donc yonent bi alayhi salaatu salaam yàlla joxoon na ko xel trop waaye xelam mësu ci doyadi mësu ci def jëf joo xam ni jëf la boo xam ni dafay andi lor ñi nga xam ne ñooy doomu aadama yi yàlla sàkk ak sax ñi dul nit fa tabarakallahu yàlla def ko góor moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye musul doflu yàlla daf ko jox kattan mu am kattan nekk góor pire mën ñëpp waaye musul utiliser dooleem ci ay noonam
bu daan jekku sax dafay baale waaye daamul jekku di jekkali moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu xam la ko àdduna piir te sonnalul kenn moom yonent bi fukkeel ak benn bi mooy yonent bi ñu def ko buur waaye musul tabax lu palais te musul am ay garde corps le plus grand leader du monde muy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dund na ba génn àdduna ëpp ñëpp pouvoir te musul am palais musul am tam ñu ànd ak moom di ko garder moom yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax yàlla subhanahu wa taala moo ko tànn moom yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam donc bu fekkee ñëw nañ ci cadre shaxsiya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ci d'abord dinañ jël ay facettes yi nga xam ne moom la dajale moom yonent bi pour mën a incarner leadership am ba mën a développer li mu mën a développer moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag mi ngi ko teg ci ay vertu yàlla subhanahu wa taala dafa tagg yonent bi alayhi salatu wasalaam ci alquran waxu ko sax da nga am jikko yu rafet déedéet jikko yu màgg nañ jàng laaya bi bismillahi arrahmani arrahim nuun wal qalami wa ma yasturuun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran gayra mamnun lu mu ci teg wa innaka la ala xuluqin azim waxul wa innaka la ala xuluqin xasana wa innaka la ala xuluqin azim donc yonent bi rafetul jikko déedéet jikko yi rafetee ci moom parce que jikko xalqu la te yonent mooy xayru xalqillaahi te jikko alxulux xalq la mbindeef la kon boo nee yonent bi dafa rafet jikko kon moom mooy mottalikoo jikko déedéet jikko keñay taaroo ci yonent bi ndax al makarim al axlaaq majmuua fi shaxsiyatihi sallallahu alayhi wa sallam moo tax yàlla ni ko wa innaka la ala xuluqin damay mës a waxtaan ak sama sëriñ sama wayjur sama baay Cheikh El Hadji Malick Sy Maodo xafidahu llahu wa ayyadahu wa nasara fekk boobu maa ngi bind sama mémoire à l'université Cheikh Anta Diop ci wayjuram Cheikh El Hadji Abdoulaye Sy Dabakh ma yóbbu ko woon di ko présenté ñuy waxtaan ba àgg ci cofeelu góor gi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ni ma soo gisee borom bi subhanahu wa taala ni yonent bi innaka la ala xuluqin azim mu ni ma baatu ala boobu la muy tekki mooy jikko ju baax fa mu jeexee fa la yonent bi déparé di dem moom dafa ne ca kaw jikko ju rafet looloo waral jikko yooyu la jëloon jox ko ña mu àndaloon soo ne Seydina Omar ñu ni Faaruq la woon boo ne Aboubacar ñu ni Siddiq boo ne woon nu mu tuddati Seydina Ousmane ñu ni dafa tabe te pourtant melokaan yooyu bu ñu koy jox ñoom lañ koy jox te pourtant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen ko jox lu tax parce que jikko yooyu yëpp moom yonent bi dafa jël le superlatif absolu mooy lan min kulli wasin hamidin moom xaaza afaala tafdilin rajaul baraya yowma musdahami donc leadership boobu nekkoon ci moom parce que yonent bi alayhi salatu wasalaam maanaam dafa incarné jikko ju baax nga xam ni moom mooy jëmmi mbaax moom yonent bi moo tax ba ñu laajee sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha waaw boo ñu doon melal personnalité yonent bi mu ni soriwul kaana xuluquhu alquran kaana quranan yamshi bayna annaas mooy jëmmi alquran bu daan dox ci kaw suuf donc li mu rawee li mu réussir maanaam leadership am moom yonent bi alayhi salatu wasalaam mooy amoon esprit de dépassement di baale di jéggale moom yonent bi alayhi salatu wasalaam toog na ci jàkk ji saxaabatul kiram yi wër ko l'islam am kattan mu nekk madinatul munawwara jékki-jékki am benn waay bu jóge fële ñëw ba ci buntu jàkk ji dugg ci biir jàkk ji tekki tubayam allahu akbar yonent bi toog ak pouvoir bi mu amoon waa ji tekki tubayam di tuur ndox ci néegu yàlla saxaabatul kiram yi jóg ñiy bocc seen jaasi uti mu ni déet dal leen xoolal loolu te bu ni woon rey leen ko du fanaan mais dafa ni dal leen gaa ñi bàyyi ko waa ji tuur ndox ba àggal yonent bi alayhi salaatu salaam ni benn saxaaba jëlal ndox nga sotti fu mu doon tuur ndox xam naa bi maa yufaariquhu gaaliban ba ngeen jàng ci seen laxdari mu sotti ndox ba noppi mu woo waa ji ci yar ak teggin moom yonent bi alayhi salaatu salaam ak pouvoir bi mu amoon ak kattan bi mu ni waa ji buniyal masjid lis salaati laa lil bawli jàkk ji dañ ko tabax pour jaamu yàlla fii fu sacré la duñ fi tuur ndox gis nga boo bëggatee tuur ndox xammaam yaa ngi nele boo demee nga tuur ndox foofu dégg nga waa ji ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ma def maa ko tey waaye dañ ni ma woon
yaa yor diine bi gën ci diine ji dañ ma waxoon tam lu yàlla bind yaa ci gën loolu laa doon testé ci yow waaye bis ni ki tey am nga benn candidat ci sa diine ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah noonu la tuubee dugg ci l'islam moo tax yonent bi alayhi salatu wasalaam ni ñaari stratégie la yonent bi alayhi salatu wasalaam réussir leadership am ba dugal nit ñi ci l'islam mooy bi xaylihi waaye nag wa bi xayrihi jalabal wara wa liman ajaabu naylu xayri maraami moo tax ñaari yooyu moom la Cheikh Alhaji Omar al Fouti yu incarné waaye Cheikh Sidil Hadji Malick radiallahu taala anhu aussi roy na loolu ci yonent bi alayhi salatu wasalaam mooy tubaab yi bañ ko woy dafa yëkkati maanaam kurusam ni leen lii mooy sama arme te nag loolu la réussir moom Cheikh Sidil Hadji Malick radiallahu taala anhu dem ba gars yi fu ñu samp cathédrale mu samp fa zawiya di naasiril xaq bil xaqi donc noonu la xeexee ak nit ñu weex ñi donc mooy esprit de dépassement ak di jéggale ak di jëllale fa tabarakallahu loolu la yonente bi alayhi salatu wasalaam maanaam réussir beneen bi ci des loolu alquranul karim mi ngi ko tudd wala tastawi alxasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adawatu gis nga ka annahu waliyyun hamim maanaam da ngay mujj say noonu say ennemi nga mujj ñoom ñooy doon say xarit fa tabarakallahu waaye nag la may yonent bi alayhi salatu wasalaam loolu mu mën a réussir leadership am ci loolu muy xëcc nit ñi ci l'islam ci wàllu ci cadre maanaam tolérance mooy ñaara ko may wa ma yulaqaha illa allazina sabaru mooy patience bi nekkoon ci moom muñ bi nekkoon ci moom un vrai leader da ngay muñ ñu lay nattu ngay muñ di jéggale di jéllale waaye wa ma yulaqaha illa zu haddin adim esprit de dépassement bi nekkoon ci moom cër bu rëy bi mu amoon xajoo ñëpp xam ni kat moom yonent bi alayhi salatu wasalaam nit ñee xaj ci moom waaye moom xajul ci ñoom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom la suñu góor gi waxoon wa laysa xayrul wara yajzi bi sayyi'atin yaafu wa yasfaxu safhan an musiihimi moo tax fa tabarakallahu sama sëriñ sama wayjur sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz mës na ma nettali lu mel noonu mi ni ma jabel ma ni ko si mi ni ma sa góor gi Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh toog na ci zawiya Cheikh Sidi El Hadji Malick benn waay ñëw tiim ko wax ko lu nekk xas ko wax nee na ma bëgg a jug dal ci kaw mi ni ma mukk toogal nee na ba guddi jot nee na ma woo ma ak paptaal mi fekkewul jotaay bi di chauffeur am di ñu tettal jàddal fii ba ñu gaare fan la jëm këru waa ji ñëwoon di ko xas nee na mu wàcce ceeb dëwliñ fa tabarakallah ñëw ci waa ji sukk ni ko jéggal ma waa ji nuyoo ko catu loxo nee na ba ñu duggee ci oto bi di ñibbi maa ngi naan waaw kii est-ce que nit la koo xam ni tey yaay xalif général lu Tijani ñëw di la nga am ay njaboot yu mënoon dal ci kawam waaye nga ni nañu teey nee na góor gi mel ni dafa liir li ne ci xelu sëriñ Babacar Sy Abdou doomam nee na mi ngi sax baaramam di jàng laaya bi wala tastawi alxasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun hamim waaye cër la looloo waral yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu lay jàngale c'est-à-dire un leader yaa xaj ci nit ñi waaye ñoom xajuñu ci yow moo tax mu daan jéggale wa maa yulaqaaha illa allazina sabaru wa maa yulaqaaha illa du haddin azim sallallahu alayhi wa sallam moo tax yonent bi fa la rawee ñëpp raw na yonent yëpp raw na képp kuy leader raw na nit ñu baax ñëpp fa tabarakallahu maanaam histoire moo andi loolu faaqa nabiyina fi xalqin wa fi xuluqin walam yudaanuhu fi ilmin wala karami dem ba ci biir fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa yu'ribu anhu naatiqum bi fami sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk na ci leadership bu yonent bi alayhi salatu wasalaam maanaam fi ñu toll histoire amul sikki ni moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana qaidan mumtazan moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire leadership am c'était incontestable que ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mu réussir amul kenn ku ko réussir lu tax parce que la sayyidatuna Aïcha wax ni moom mooy jëmmi alquran bu daan dox ci kaw suuf parce que borom bi subhanahu wa taala daf ko jox alquran mu am alquran doon constitution am doon ligne de conduite am doon feuille de route am moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci leader yu baree bari la leen di daaneel mooy seen feuille de route moo maanaam seen programme moo baaxul mais yonent bi alayhi salatu wasalaam réussir na tëral programme boo xam ni mi ngi ko inspiré woo ci alquranul karim te alquran waxu borom bi subhanahu wa taala la
looloo waral yàlla dem na ba défier mboolem penseurs yi wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u shuhadaakum min dunillahi in kuntum sadiqin moo tax ñu di xikma mooy sagesse ba ko yàlla sànnee ci kaw asamaan arab yi dañ ko taataan ci seen làmmiñ moo tax arab ba dàq wax ci lu yàlla bind yonent bi yónni nag yàlla yónni yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci giiru arab mu andi kaddu gu féete kaw seen kaddu ñu xam ne lii nag du waxu nit waxu borom bi subhanahu wa taala la ñu ni xikma juif yi dañ ko taataan ci seen xel moo tax ñoo ëpp xam-xam ci lu yàlla bind waaye nu mu tuddati perse yi dañ ko taataan ci seen loxo moo tax lépp lu jëm ci wàllu liggéey ñoom yàlla subhanahu wa taala moo leen ci may looloo waral mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na li taxoon mu réussir mission am ak leadership am moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy dafa nekkoon nitu conviction moom yonent bi ci des it dafa amoon kàttan ci lam doon def parce que nit mënuñu la dénk ci sa conscience mu leer na li amatoo kàttan pour doxal nga bëgg dund sa jamono maanaam dund jamono yeneen génération fa tabarakallahu li Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum doon wax ni ndaw ñi il faut que ñu conscient ni jamono bi seen jamono la mooy lan boo demee ba mënatoo mu leer ni mënatoo même xam-xam baa ngi fi lépp a ngi fi waaye itam kattan bi nekkatu fi yàlla subhanahu wa taala moo ko defoon mu nekk muaafan fi badanihi waaye itam njàmbaaram may na ko mu réussir moom yonente bi alayhi salatu wasalaam la mu réussir sallallahu alayhi wa sallam maa kaana taxtaaju tabyinan shajaatuhu ñan ahlal madinati yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yasbutu inda al harab maanaam daamul woon tiit maanaam un vrai leader warul jaaxle seen Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum nee na dafa am bés président Senghor ca boobu jamono woo ko ni ko Serigne Cheikh dama jaaxle mu ni ko ëpp naa wax njiit warul jaaxle ndax nit ñi ci yow la ñu wéeru donc nit la koo xam ni amul woon lu mu doon ragal ci jël yenn décision yoo xam ne leer na ni décision yi moo baax ci ñi mu jiite loolu lu ci am solo la Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum radiyallahu anhu daam na wax ni am na ci ñoo xam ne bàqaar nañu bàqaar ba maanaam njàmbaaru yàlla maanaam làmmiñu nit ñi la ñu gën a ragal njàmbaaru suñu borom maanaam su fekkee yow un leader da nga war a jël benn décision te xam nga lii mooy décision bu noble bi nga war a jël mooy intérêt nit ñi bul topp li leen neex fa tabarakallahu beneen bi ci des mooy dëggu bi nekkoon ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon rajulu sadiq nit ku dëggu moom yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mooy lan lam daan wax moom la daan jëf moom yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bi ci des tam mooy da daan diisoo moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan ghalida alqalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fi l amr donc un vrai leader warul doyloo xelam boo demee ci wolofalu Cheikh El Hadj Abdoulaye Sy Dabakh ba xasida bi mu def arab ci wolof wax na ci biir ku doyloo sa xel sa njumte mooy ëpp sa jubal loolu lu ci am solo la beneen bi ci des mooy lan mooy ba muy gàddaay jóge Makka jëm Madinatul Munawwara mooy fraternité bi mu ànd ci biir jullit ñi fexe ba ñëpp doon benn ñëpp doon ay nit ñu égal maanaam nit ñu égaux inna xalaqnaakum min dakarin wa untha wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum nga xam ne amul diw moo gën diw moo gën diw muy andi frustration ci ñi mu jiite moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñëpp la yemale woon looloo tax ba mu jógee Màkka dem Madinatul Munawwara dafa tëral benn stratégie parce que ñetti nit la fa fekk mooy almuhaajiruun ña nga xam ne gàddaayoon nañ jóge Màkka ànd ak moom Madinatul Munawwara ak waa ansaar yam fa fekk ak tam yahuud ya nga xam ne bokk ñu diine waaye ñu ngi fa léegi nag ña gàddaay ànd ak moom comme dañu bàyyi seen kër bàyyi seen i doom bàyyi seen alal ba mu ñëwee dafa andi benn fraternité benn jumelage entre waa muhajirin ak waa ansaar ña fa ne ku amoon ñaari kër jël benn kër jox keneen ku amoon ñaari tool jël benn tool jox keneen gis nga stratégie boobu mu tëraloon léegi nag mu des ñi nga xam ni ñoom ñooy yëhati mu ñëw samp benn état islamique parce que yonent bi alayhi salaatu salaam xam na ni bu fekkoon dafa samp état islamique ca màkkatal mukarram mu ni foofu du am sens parce que lu tax
nit ñi boobu màndi nañ ci jaamu xërëm moo tax foofu daf leen doon waar def tathirul qulub tathirul arwaax ba nga xam ne ruux yi baax na ba mu demee Medinatul Munawwara nag bu doof fa samp état islamique moom yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. moo tax fa tabarakallahu mbokk yi xam naa fi ñuy daanelee rek mooy andi yenn borom xam-xam yi nga xam ne ay penseurs occidentaux yoo xam ni dañu seede ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que ñoom ñoo seede seen leadership te ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi marqué adduna nga xam ni tey fa tabarakallahu andi nañ ay xalaat ba samp ay état jàpp ñi ñoom ñooy ay leader ñoom ñoo mujj gis ne système bu ñu mënti teg ci àdduna bi ndeke am na échec ndeke benn système bi réussir ci àdduna mooy système u yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kenn ki mooy ku ñuy wax Annie Besant nee na il est impossible qu'un individu qui étudie la personnalité du grand prophète Seydina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des Arabes comme il a vécu et a éduqué les gens ne ressente pas une profonde estime et un grand respect pour cet honorable prophète l'un des grands messagers d'Allah subhanahu wa taala ki ko wax du jullit keneen ki mooy Alphonse Lamartine bi ngeen xam texte bu gudd la boo xam ni képp kuy borom xam-xam séduire na la ci wax yi mu wax ñu jël ci rek benn passage mu wax ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam si la grandeur du dessein la petitesse des moyens l'immensité de la réussite sont les trois mesures du génie de l'homme qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mu teg ci les plus fameux n'ont remué que des armes des lois des empires ils n'ont fondé s'ils ont fondé quelque chose c'est-à-dire entre parenthèses que des puissances matérielles qui s'écroulèrent souvent avant eux ñoom ñëpp ayna aadun ayna firawna wa man mala al arda wa walla wa azal xoola moom li mu la bëgg a wax mooy lan kii benn arabe la boo xam ni amul woon arme amul woon palais amul woon bombe atomique amul woon fa tabarakallahu waaye Lamartine nee na xoola yonent bi alayhi salaatu wasalaam la mu réussir moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam donc andi na ci yu baree bari yoo xam ni fa tabarakallahu mën nañ ko wax keneen kii Michael Hart moom moo bind les 100 personnes les plus influentes de l'histoire nga xam ne mooy téeméeri nit yi mu jàpp ni moom te kii c'est un occidental jàpp na ni les 100 personnes les plus influentes de l'histoire de l'humanité du monde adduna ba muy adduna ba léegi 100 personnes yooyu mu jël yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom la jël teg ko ca kaw mu ni j'ai choisi Mohammed comme leader de cette liste car Mohammed sur lui la paix est le seul homme dans l'histoire qui a totalement réussi tant sur le plan religieux que temporel mooy ñaari pouvoir yi nga xam ni moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam doom incarné am na beneen écrivain George Bernard Shaw c'est un anglais c'est un britannique mu ni c'est dont le monde a le plus besoin est un homme qui a l'esprit de Mohammed. Les hommes religieux dans le Moyen-Âge, par ignorance et par fanatisme, ont propagé une image obscure de la religion Mohammed qu'ils ont considéré comme l'ennemi du christianisme. Mais après avoir eu connaissance de l'histoire de cet homme, j'ai trouvé que c'est un prodige exceptionnel sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fa tabarakallahu boo demee ci Jules Masserman beneen bindkat mu ni des gens comme Pasteur et Salk furent des leaders au sens du premier terme. Des gens comme Gandhi et Confucius d'un côté et comme Alexandre le Grand la bëgg a wax César, Hitler et l'autre furent des leaders dans le second sens du terme et peut-être dans son troisième sens. Jésus, Bouddha appartiennent à la troisième catégorie. Quant à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui réunissait les trois qualités sagesse, science, pacifique ak cohérence wan na ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam yooyu la boole mooy lan jàmm xam-xam ak jubbanti nit ñi ndax xare yi mu def yépp moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam amul benn xare bu mu ci def boo xam ne dafa juf volontairement songu ay nit mukk xare yi mu def yëpp ay riposte la moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour lan défendre kalimatu la ilaha illa allah instaurer fi justice moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc mbokk yi ay misaal la yoo xam ni dafay wan ki ñu am
muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam système bu fi mënti am tey ci kaw suuf àdduna ba muy àdduna ba léegi muy capitalisme communisme léninisme lu nekk système yëpp daanu na waaye benn système moo fi des xattal aan muy système bi nga xam ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la yoroon lu tax parce que bi nga ko jëlee ci borom bi subhanahu wa taala donc il est temps ñun ñi am cofeel ci moom leader yi kilifa diine yi nu mu tuddati maanaam père de famille ndax yonent bi alayhi salaatu salaam à part li mu doonoon yonent leader la woon ci biir famille wam ndax la mu réussir mooy lan bu duggaan biir famille wam dafay summi mbubbal yonent doon père de famille doon un mari pour ses femmes jik law kaana xubbuka sadiqan la ataatahu inna al muhibba li man yuhibbu muti'u kon nag coow li mooy lan adduna bi fii mu toll solution bi mooy yonent bi te mooy alquranul karim donc ñu ngi ndokkeel ñëpp di ziyaar ñëpp di leen jéggalu nag di nuyu Cheikh Ahmed Tidiane Sarr suñu mag suñu référence di ko ñaanal yàlla gudd fan gu ànd ak wér fa tabarakallahu ndax ñoom ñooy suñu mag jiitu woon ñu fii ci département arabe ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar ci faculté des lettres et sciences humaines donc ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar di jaarale suñu nuyoo ci moom mu jotal ko al murshidul aam sagu réew mi sagu tariqa bi sagu l'islam bi sifa amma muy Serigne Moustapha Sy yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla yokku wéram fa tabarakallahu di ñaan suñu borom yal na yàlla faj aaju yi teggi tiis yi nangu suñu jaamu yàlla di nuyu au passage aussi sama Serigne Babacar Sy Abdou nuyu aussi sama patron le délégué général professeur Abdoul Aziz Kébé mi nga xam ni mooy le délégué général au pèlerinage dénk ma la commission religieuse donc fa tabarakallahu am na lu ci bari ci waxtaan bi waxtaan naa ceeg moom mu am lu ma ci yokk lu bare bari donc au passage ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax nuyu la xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour ak ay rakkam nuyu waa Mourchid ziar waa université bi yëpp lu jub ci wax bi ci yàlla la lu ci dëng ci man la in uridu illa al islah mastataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن أوحينا إليك
قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم